sant yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay nag doo ci yokku dara. Jar Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. In the Gambia, we all move to different paces. Time is money, convenience is power, and now both are in your hands. No more long lines, no more late payments, no more missed chances. Not anymore. Because now the Gambia has its own super app, Zap. One app, one tap, endless convenience. Send money instantly, pay your bills in seconds, shop without borders, pay your rides, order your meal, buy your ticket, deposit and withdraw money for absolutely free. No extra charges, no hidden fees, only on Zap Super App. This is not just convenience. This is confidence. This is the future in your hands. And the best part, Zap is born right here. Built for us, designed for every Gambian home, every Gambian dream. So don't wait in the past. Step into the future. Download Zap today on App Store and Play Store and enjoy endless free services. Call us today on our toll-free number 1666 or on 260-0001. Zap. All in one. All for you. Tap in. Zap in. Adafe, if we can start with you in Mandinka, perhaps. Yes, comme be même fo ka ngale kanto reparation commission molen nata jambi na chair Dr. Badara Lum and executive secretary and interfon commission Adafe pour ka tandi molako reparation commission e do ko datle sa ya meta kabiri kalende April e be do ko la office of the logis building kotu e be reparation o di kam molla wala ko melialon ko yemantoro soto regime momentum bitanu jang ya jamela regime and ye identify ko itol mu molti melal ko mantoro soto ye joke no mbaro jol nyim manto to taje be joli nga datle ka jo ka 1994 kada 1997 ni membol mol kono isina ni mu molti ni manta TRC fana e aje ko ye la nyanto tinyale isina no de office ngi register mbela ko kiskis la nanta ko etafana nga identify ko victim wala min compensation no nyimbe kala la nyanta kala nyame bara sa kalam sa mol kalam dene ko amancho ko lunkilin na bebe kala lunkilin na bang process lam wala mbabe wato tala lay bi oni sangi nana sanjulu lokono betar la nyindo ko don fo ze même fo no moled mole sina se register ni na mananta TRRC mel fananta ta je joro datita la joro nying badat la nga dat 1994 kada 1997. Do they have to be physically present to register, or can they register online? So, well, it's a register no online, but for na ngakachai. Because investigation, no ita mo investigate no la fana yasta kiskis no la ina manyoje. For le it's a maybe outside it's a la formal field no la ya sen, but ngaji ko tomorrow be askeno nin kiskis robe kala fo nyojo ek. okay. Pour que la ko ñi establish ko ita mo fi. Dr. Lum xam naa yow di ñu waxal loolu ci olof. Assalamu alaikum mbokk yi man la Dr. Badara Lum maay chairman ni Reparations Commission soo leen fàttale ko ci weeri August septembre wër nañ Gambia yëpp di wax affaire réparation mooy ñi nga xam ne dañ amoon problème ci jamono nguur Yaya Jammeh ñi nga xam ne dañ leen daxa seen liggéey ñi nga xam ne dañ leen téye toroxal leen dañ doon nguur gi dafa taxawoon kuréel boo xam ne bi seen liggéey mooy pour seet naka lañ leen joxee ndampaay ñi nga xam ne dugal nañu woon ci problème ju mel noonu li óor mooy coono gi nit ñi duggee xëj na nit ki duñ ko mën a delloo yëpp li nga xam ne moom la ci coono gi mu jógee waaye pour woon la ne nguur gi kat yëg nañ sa coono ne la ma sa coono lii ndàmpaay la jël ko nga faje ko say aajo ñeneen ñi sax yàlla def na ba nekkaatuñ fi waaye seen famille yaa ngi fi ñooñu tam ñi nga xam ne ñoo fi des ñoo utu ñi nga xam ne dem nañ jiitu nañ dina am ay bunte yoo xam ne xëy na xaalis bi ñoo joxe te ndàmpaay mun na koo faj naka la loolu amee ni leen ko waxee woon bi ñoo wër réew mi yëpp mooy woon ne suñ office mu ngi ci OIC building highway bi fi ñu woowee Logis building mooy da ci yooni Sénégambia bi
ñi nga xam ne mënuñu ñëw ba Banjul tam am na ñoo xam ne ñii ñu ngi liggéeyee ñoom ñu mel ni gars yi AVLO ñooy ñi nga xam ne ñoo jël affaire yi victime yi nga xam ne ñoo amoon problème ci jamono Yaya Jammeh am nañ seen xale yi ñoo focal point ci dëkk yi fu mel ni Sibanor ñu ngi fa Sinteet Birkama Ba Basse Janjamburi Soma place yooyu yëpp ñu ngi fa ci réew mi yëpp daal ñu ngi fa ñooñu ñoo leen doon mun nañ leen a dimbale pour registration am na ci suñ pexe itam plan nañ pour suñ statement teka bi mooy ñi nga xam ne ñoo di jël seen i kàddu ak itam ñi nga xam ne ñooy def gestu problème si pour ñu dem ci dex gi toog a yéen registré ñi nga xam ne mënuñoo ñëw ne ñëpp duñu mën a ñëw Banjul xam nañ loolu waaye pour niñ ko war a ñu bàyyi xel ci ni ñoo duñ liggéey bi léegi-léegi mu am ñu ma téléphone ne ma seen gars yi ñëwoon nañ fi waaye ñoon bi ñëwee ñëwuñ ci alkaali yi ñëwuñ ci chef dañ def ñun dafa am ñu bari ay kuréel yu bari yu ooyee seen boppa victim led organisation ñu ngay wër réew mi yëpp nag waaye commission bi ñun suñ waree jóg pour ñëw ci yéen dinañ leen wax ne victime réparation commission jóg nañ bés sangam dinañ nekk béréb sangam ak béréb sangam dinañ wane suñ li ñoo ooyee itinéraire ci radio bi ak télévision bi yëpp yëgal leen ko bala ñoo jóg léegi nii ci liñ nekk mooy di fay ñi nga xam ne dañ leen joxoon avance ci jamono TRRC ñooñu la ñoo njëkkee ñi nga xam ne seen problème bi mu ngi dooree ci 1994 ba 1997 ñu ngi leen a fay ñooñu suñ jeexee nag dinañ dem na ci beneen ñaareelu kuréel bi nga xam ne ñoo nekk from 1997 ba year 2000 noonu la duñ mën a fayandoor ñëpp waaye nag dañ koo toppat ni nga xam ne noonu la problème bi amee woon li ñu woowee chronologie ci English. waaw dinañ ñëw ci jafe-jafe ci kanam waaye dafa war a leeral li nga wax noonu ñi nga xam ne ñu ngi génn di def seen liggéey ñu leen a jaawaat leeg reparations commission. Yes, just I meant for walam de nga represented a victim-led organization representative also le Banko Karobela ni tata Sibanor itata Sintet Jambur itata Janjambure ulbe jela pour que mako pour ka new victim or register and in fana la sensitization process isaje joro nyi and also kamol identify new victim ila joro be kala nyama for process nyim fana sitano ngamra chanye léegi nag ñu ñëw ci jafe-jafe yi ngeen jot a jànkuwanteel ci lan la ci wàlli xaalis bi ngeen a liggéeyee la ci wàlli lan xëy na nit ñi ni ñoo bindoo la jafe-jafe mu ngi dooree ci li ñoo ooyee expectation dëgg su fekkee ne nit ñi daal séntu nit ñi waaw séntu su fekkee ne ñëpp d'accord nañ ne li la dal warul la woon a dal xëy na nguural la ko teg ca war nga am dàmpaay 1994 ba léegi mu muti ay ñett fukki at waaw dëgg ñëpp xam nañ ne loolu xëy na commission bi waroon nañ ko taxal bu yàgga man sax léegi-léeg dama lay wax ne ñun suñ commission bi moo war na njëkka sax TRRC waaye comme que TRRC taxaw na ba TRRC taxawee rek dañ waroon a liggéey TRRC ñooñu dañ lay wax ne Truth and Reconciliation and Reparations Commission waaye man dama na foog ne suñu waxoon ne Truth Reparation and Reconciliation ni su fekkee ne nit ki dañ ko tooñ dina doon baax trop ñu jox ko ndàmpaay balañ ko wane kay nag nga juboo ak ñi nga xam ne ñoo la tooñ suñ ndàmpaay bi jiitoo ci la juboo di gën a yomb dafaa yomb trop waaye dëgg koo xam ne que am na lu ko dal nga ne ko waaw léegi kaay ñu juboo suñ juboo yi pare ma naa la jox ndàmpaay waaw waaye nag noonu la ko yàlla def mu tegoo léegi nag di problème mooy li nga xam ne moom la nguur gi joxe li nga xam ne moo nekk suñ arrankees bi nekkul sax ci arrankees bi dafa am process bu mooy jaaree weer wu nekk dañoo war a apply ne jox leen ñu jox ñu luñ moom boobu executive secretary bi esa yaa ngi nii am na jafe-jafe yu bari yu day am bala ñu ko mën a jot ñu ñëpp xam nañ government ni moo liggéeyee nekku ne suñu leen jox leen 10 millions da ngaa dem fekk ñu defal 10 millions ci benn carton mu ngi tegee bërëb sàngam so diggante fi ñoo processé investigate ba jox la sa alal daf day jël time ñu ngee ñaan ñu gën ñoo mu ne xam ne ñun du suñ coogare li ñu gënaloon mooy ñu fay ñëpp ñaari fan ñu tëj suñu office bi ñëpp ñibbi waaye nag xam nañ loolu mënta am de sa nguur gi tam am na nu mu amee xaalis ci naamo yi la koo jëlee ci ay yeneen fànn daal dañoo dajale tasaare ko ci lopitaan police station school ak yooyu yëpp soo yombut waaw waaye nag benn tey
li ñoo ooyee challenges fu nekk la ne mooy jafe-jafe yi mooy aleel gi doyut ñëpp am nañ loolu su passé jafe-jafe yooyu ndax nit ki ci boppam sax léegi doo leen dee am jafe-jafe ak moom ci xëj na ni moo bindee turam ci benn kayit bi binda turam ci beneen kayit benn nit bi la naam waaye tur bi niñ ko ci bindin bi daal dafa dee am ay ute waaw ñun am nañ problème bu mel noonu yu bari yoo xam ne xëj na man mi sax mus na maa dal mus naa dem ci banque yóbbuwaale chèque bi Badara Loum nekk ci ma génne suma ay di ñu ngi docteur Loum ñu ne waaye bii docteur fi nekk ndege man mun naa dal keneen ak keneen because nga tudda Momadou nga dem sa ID card ñu bind ci Modou sa banque bi nga tudda ci Momadou TRC bu ma demee Modou nga wax léegi ñu ne dañu war a fay sa balance ñu seet ci database TRC Modou moo fa nekk ñu seet sa ID card Momadou moo fa nekk seet sa banking detail something else soo jaxasoo yooyu daf dee indi problème nañ jéem tour bi nga xam ne moom nga demee woon ca TRRC sa document si loolu moo fa war a nekk pour ñi nga xam ne mosuñoo dem TRRC ne su ñoo ñëw ci ñun ngir yàlla nañ indi document boo xam ne bii muy nekk benn document benn tour waaye naan Aliou Badara fii feneen fi nga tudda fa Badara feneen nga tudda fa Aliou loolu yëpp dafaa indi jafe-jafe gannaaw loolu Peter benn problème bu mag mooy ñun ñëpp xam ne nit ñi dañ utee même sa biir kër ñi fa nekk li ñoo ooy tempérament du benn am na ni ñu neex a ilif am na ñoo xam ne neexuñoo ilif am na ñoo xam ne ñi xam ne nañoo diilee public am na ñoo xam ne ñoo diilee public am na ñoo xam ne dañoo ñëw ci ñun foog ne ñun dañ am something against them fekk yàlla xam ne xamuñ leen sax ci nit ñi mënuñ leen wax ne kii mooy diw sàngam waaye nag séddale mooy mu demee noonu séddale yombut dinañ gën a góorgóorlu ak itam di problème mooy information li nga xam ne ñun xam nañ ko dañ ko jéem a tasaare pour ñëpp xam ko léegi nekkul ne problème am waaye réeroo moo am because xëy na information bi demut xibaar yi ñu waroon a dem da nga ñëpp jot ci nit ñi jotuñ ci moo de indi réeroo bu bari jërëjëf ceya fu ñaame jikkoɓe warlim baak ɗo sa ika wolle expectation but comme aya fu ñamende jorol le probléme ol ɓe jelte ni nataji ɓe dolla to keña comme mbele appiara TRRC dol be je ye to safe nyame anen sa askeno lak ID card filter membe bul sai so kaje ko toñin ka difference o samana o sifal ni tada jodla ta ka problem o samana nje o be commission la do ko batande ni nata jola karo dol fana beje ye mo fula bunta nyola ko cia fu nyame ye do bute man do bute o yal be bute bar do ya sata ko yo bute le do ma sat so nin joro na yaje ye ndo jo mete jo sa bari ntoli be la mutanyola yeta jo men nantel da bar sataro Kenya wala na how you narrate your story aw fanan kumma yata baage kaje ko isaje de ni men mutanyola alla jorol te jam fala nyola because albe the same violation on soto so mo fenne de me yalan ko o fanan nge experience in do ko na do ko fanan na o fanan kedan na challenges to baake do ko yes ko li ma bëgg a yokk si loolu mooy ma foog ne soose nga la suma soose set actually mooy ne ñu bari dañoo call chairperson bi ak other colleagues di wax ne ñu ngi call office bi ñun ñu fa nekk bariwuñ ñun juróom-benn rek la dañ am ñaari numbers so yow soo callee fekk collègue bi mu ngi wax nit du mu la mun a uyu ba pare tamit biñ ubbee office bi ba léegi nit ñaa ngee dox di ñëw nit ñaa ngee jox si office bi so nit ñi su ñëwee si office bi foog ñu attend leen foog ñu wax a ñoo waaw ki taxaw sa kanam moom foog nga jëflanteeg moom balaa ngaa seet ki nekk ci téléphone exactly so la ñoo ñaan rek pour nit ñi ñu understand loolu tamit ñu muñal ñu parce que yombut so te liñ dee li suma collègue si di def mooy dañ dee faral di jël nombre boo xam ne dañ dee koolaat waaw so li ñoo def yëpp it's a victim centered office so li ñoo def yëpp dañ ci jublu pour toppatoo mbiri interest yi victimes yi so dinañ def luñ mun duñ tànxam lu kenn so ku kool amut ñu rek bu mu foog rek ne ñi doxuñ mbaa faalewuñ ma waaye lii moo ko waral dafa am ñu la jiitu ci line bi xëj na wala dafa am ñoo xam ne ñu ngi taxaw seen kanam ci office bi yes office o e nombal soto pour victime ol sa call ke pour que la problem ol narrate isa fu muna keta e sulata men but sometimes le office o be nyame office kutolam mo woro dor na be do ko lañ so ni ajibe sometimes victime o dol fanan kanale directly office o so ni bol atten ka nin call na task no ite call nyen sikano dol se kam fa sa fo ko ngaje call lam buge sot pour mol sa longo nyama ko do ko le be siare victime ol be nakan il faut atten
ning call na de to feel no laje and fo nga ko one at a time so molbe safana se patient soto ni e call ke yaje ko line o busy re mata nyaato sa call ke demande o ni mari man jam faje e fonctionnaire no office pour yenaje ni se si kacha isaje se ni be nyanta fo mo la fil ya fil ni ñanta men adresse de sadia sa adresse no lañ ci ci waxtu juróomi minute rek la de gis nga waxtu gaaw na de waaw dama xamul nag ndax am na dara loo xam ne bëgg ngeen koo xamal nit ñi ci seen liggéey balaa waxtu wi di jeex tak waaw léegi itam li ma ci bëgg a yokk mooy di problème of am na ñoo xam ne ñi bitim réew lañ nekk léegi la ñu call ne man demoon naa TRRC waaye recognize ma as a victim waaw yooyu am na même ci biir réew mi sax am na ñoo xam ne bu ñu demee TRRC lay nañ ba pare TRRC dégluwul leen d'accord uñ ne victime lañ loolu li ko indi mooy am na ay li ñoo ay violation yoo xam ne mel ni police arrest la yóbbu la nga fanaan la gannaaw comptoir ne te suba ñu bàyyee la police am na right pour detain la pour fanaan 48 hours so loolu ñoom TRRC jëlewuñ ko as violation so am na ñoo xam ne itam ñu ne liñ leen fay correctut dañ leen war a yokkal foog naa sax tey suba am nañ case bu mel noonu ku wax ne moom li ko TRRC fay dafa tuuti dañ ko war a yokkal pour yëgal nit ñi ñun fi ñu toll nii décision si nga xam ne TRRC ñoo ko jëloon mënuñ koo reverse waaye li possible mooy nga ñëwaat su fekkee ne yow da nga foo ne yow dafa ne TRRC ne yow doo victime waaye victime nga ñëw registré waat ñun ñu investigate seet su fekkee ne gis nañ mbaa yow am nga évidence bu ñu mën a wane ne dëgg xëj na TRRC dañ juumoon mun juum te mun naa am waaye gannaaw loolu daal fi mu nekk nii xanaa di gërëm ñëpp rek di wane naan ñu gën a muñ ku muñ about lu mu ñetti fukki at suñ la wane muñalaat ay ñaar ñetti fan itam xëj na métti na benn tey ñetti fukki at ak ñaar sax de parce que ñu ngi 2026 you see so xanaa peut être di gërëm ñëpp rek gërëm ñi nga xam ne ñoo may liggéey di gërëm ñi nga xam ne waa ñu may dafee ba wax loolu ci soose ko chaka fu nyame molbe banta dol fana mbejang comme TRRC mo menda statement ota fa do da seta 2000 p wala mo wili flate bay nata one mo wili killing mo konto ye wala ta recognize as victim wala ye wala sute ko etol mo victim wala and ye wala atata e apiata TRRC fotata be telefono lamba online lamba fotata e physical apiata je ye wala li jota non 19%. So nante ita fana yelat statement ota anita believe to ko victim wala muit commission ma most stop ka fuko kana murna is open to everybody if you feel that you are a victim ko ita multi e man to rosoto and TRRC may recognize never no mba investigate la ninga je ko deka te victim multi yenyim violation so and nyanta compen because compensation no fana point system wala beje depending on la violation of meant ita kanyan no la so compensation of kala konale ko nga fu nyanda mandate is 4 years so we'll be here for the next 4 years 5 years ka make so victim wole nyanta la nyanto menti ya sodo it's not a gift ila right lam kuma masakunda recognize ko menkete la manya na kelel wala nan kay ko non accord non accord. It's an important point that must be made in English as well just before we allow the chairman to close out the program. So I think my colleagues have said it all, but I think Peter, we also want to appeal for people out there when there are issues, if they have any issue to raise or are not clear of any message that is being communicated, we have our numbers published. Let them reach out, because we're trying to avoid as much as possible the misinformation, because people will hear, I've heard this, people say this. Reach out to us, we will give you clarity. Give out the numbers. What's the number? I get. Oh, okay. I don't have the numbers of here. Well, okay, all right. Yes. You can. They are also on our public. Okay, a couple of minutes left. So just to thank the victim community for their patience and to explain to them that this process will take time, but eventually we'll get there. The resources that is available will be definitely shared judiciously and equitably, and we ensure that all victims will be treated equally. We have nothing against anybody. But if there is a challenge, if there is something that they perceive to be not in order, our doors are open. They can just walk in. Not only using the numbers, but our offices on OIC Highway, on the Logics building, on the same building with the LG. So all our stakeholders, the general public, they're all invited. Fantastic. Thank you.
Chairman Dr. Badaralum, thank you very much for coming. Executive Secretary Esa Kuka and Commissioner Babanding Dafe of the Reparations Commission. Thank you very much for this conversation. Very enlightening. Yëpp lay fay sant yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay nag doo ci yokku dara. Jar Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. In the Gambia, we all move to different paces. Time is money, convenience is power, and now both are in your hands. No more long lines, no more late payments, no more missed chances, not anymore. Because now the Gambia has its own super app, Zap. One app, one tap, endless convenience. Send money instantly, pay your bills in seconds, shop without borders, pay your rides, order your meal, buy your ticket, deposit and withdraw money for absolutely free. No extra charges, no hidden fees, only on Zap Super App. This is not just convenience. This is confidence. This is the future in your hands. And the best part, Zap is born right here. Built for us, designed for every Gambian home, every Gambian dream. So don't wait in the past. Step into the future. Download Zap today on App Store and Play Store and enjoy endless free services. Call us today on our toll-free number 1666 or on 260-0001. Zap. All in one. All for you. Tap in. Zap in.